asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur bu télévision El Mauritania télévision nationale télévision bi nga xam ni mooy télévision Ndeye Ji Cheikh tey jii ci seen émission Dibeur bi ñu leen di defal ay bis yu jot tey jii ñu am mbégte am kontaante dellu soit ak yéen ngir leen faram-fàcceel lépp loo xam ni jëm na ci xew-xewu réew mi moo xam politique la moo xam yëngatu boo xam ni am na fii ci biir réew mi ñu far ko ànd ak yéen faram-fàcceel leen ko ci loolu nag moo waral tax ñu invité ay maanaam kàngam ay kàngam yoo xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllum politique waaye màcc na tamit que ci lu bëri loo xam ni mën nañ ko jàngat ak ñoom ndaxte ni nu toll la ku ci jëkk ki ñu présenté leen ko mooy Mouhamadou Diallo moom Mouhamadou Diallo di inspecteur de l'enseignement fondamental waaye di acteur politique nekk AJDMR AJDMR nag xam ngeen ni am na yëngatu yu fa xew moo xam ni moo war a tax sax ñoom ñu dippee seen bopp AJDMR reconstruction maanaam loolu lépp daan ci waxtaane Mouhamadou Diallo ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi. Babacar Nam nuyu naa la maa ngi kontaan di la fekk ci sa émission bi nga xam ni ci lakkee réew mi nun koy def. ñu ngay rafetlu initiative bi parce que nun ay nit yu ñu yàgg seetaan luy am ci réew mi bu na amee sunuy lakk réew ñu koy jox place bu day ni du nga koy rafetlu parce que bi may ñëw bi ma waxtaanee ak yow nga ni ma émission bi 1h30 lay durer te nun duñu doon xeex ci politique pour que lakkay réew mi cosaani réew mi yëpp nu mën ko xamel nu mën ko fësal ci biir réew mi ak ci bitim réew bi donc bu ma amee occasion di ñëw di waxtaanee ak askan wi ci lakk mi réew mi loolu contentement bu mag la. jërëjëf monsieur Diallo sama ñaareelu invité ñoo ngi koy wax Aboubacrine Sidi Aboubacrine Sidi nag taskatu xibaar la journaliste la moom mi ngi Tawari foofu la nekk di bind mu nekk fa nag rédacteur bi nga xam ne mooy en chef bu nekk foofu la ca Tawari ñu invité ko tey jii ci wàllum politique ngir mu mën nu faram-fàcceel lépp loo xam ni sunu invité daan ko fa wax Aboubacrine ñoo ngi lay nuyu. merci Babacar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant te aussi di sant sama ñi ma àndal ci émission bi mais aussi di rendre un vibrant hommage ci instant bi parce que émission bi lu par exemple Mauritanien yàgg di xaar Mauritanien de façon générale parce que lii dina tax ñëpp fu nu nekk ci réew mi ak ci bitim réew aussi gis seen xalaat dégg aussi seen par exemple baat ci affaire bi merci beaucoup. jërëjëf sama ñetteelu invité Yaly Ndiaye lañ koy wax Yaly Ndiaye nag ndaw la di yëngatu ci wàllum politique bokk ci parti boobu nga xam ne ñoo ngi koy wax ni SEWAP waaye nag du ñuy wax ni kuréel gii ñuy wax IRA foofu la bokk sëñ Yaly ñoo ngi lay nuyu. maa ngi la fay sëñ Babacar Nam di wax na min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu naataango yi ñu nekkal di la sant bu baax nag di nuyu waa Mauritanie yëpp di nuyu waa Afrique di nuyu adduna bi yëpp di ñaan suñu borom def jàmm si réew mi def jàmm si adduna bi yëpp sëñ Babacar. jërëjëf suñu ñeenteelu invité Mouhamadou Fall lañ koy wax Mouhamadou Fall moom tamit ndaw la di yëngatu ci lu bare nag ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi waaye moom dafa am kuréel gu ñuy wax Bidaya waaye bokk ci ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak waa UPR Mouhamadou ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di leen gërëm télé bi ndax tey bi ma fi dellu see gis naa ni télé bi léegi télé bu rëy la te liggéey boobu liggéey bu rafet la bi ngeen fi def yiw kese la yàlla na leen ko yàlla defal. di la gërëm yow si sa bopp si sag bi nga sagal métier bu jafe bi di journaliste. gis nañu li ñu siy def loolu it yiw kese la. yàlla na la ko yàlla defal. amiin incha di allah nuyu Mauritanie yëpp di nuyu ñu ni seetaan li ñu fiy waxtaane tey yàlla na jariñ askan wi. jërëjëf kon nag mbokku téléspectateur bu télévision El Mauritania télévision nationale dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom ñooy sama invité mais émission bi nag duñ ciy ànd ak ay jàmbaar yoo xam ne tamit il faut que ñu sargal leen parce que suñu waxee émission télévision
lu ci ëpp ñuy wax journaliste bi waaye ñi nekk ci gannaaw journaliste bi ñooñu tamit jar nañu sargal leen mooy ñi nga xam ne ñooy def maanaam liggéey bi muy techniciens yi muy cadreurs yi ñu jara gërëm la nu sant leen rawatina Mouhamed Lamine Ati Sidiya Laqou Cheikh ak réalisateur bi nga xam ne mooy Ahmed Salem Ould Boubout waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun Mint Wahbi Ahmed Khouna Salma Mint Suissa Sara Mint Kopnak mi nga xam ne moo nekk Veter Bilal ak Sidi Mohamed mi nga xam ne ñoo nekk son parce que ñoom ñooy tax ngeen dégg ngeen gis te loolu war na leen di sargal du journaliste bi kese Babacar Naam mi nekk ci plateau bi wala journaliste yi nekk ci plateau bi mais ñi nekk ci gannaaw ñooñu tamit ay jàmbaar lañu te ñu war leen di sargal ñu dem nag ci waxtaan wi ñu doore ko ak sunu doyen Mouhamadou Diallo ñu gis ni tey jii xew-xew bi nga xam ne tey jii moo gën a fës tey jii ci journée tey bi mën nañ ko wax muy le 9 février jàpp suba le 10 février mooy ndaje mu mag bi nga xam ne mi ngi am Union africaine nga njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ma nga fa ànd ak yeneen i naatangoom lu toll ci juróom fukk ak ñeenti réewu Afrique ñoo ngi fa tey ji tase mais waxtaan wi ñuy gën a waxtaane tey jii mooy mbirum Libye ndaxte wax naka moom ci discours am que ni mënuñu bañ a régler mbirum Libye Mauritanie wala yeneen réewu Afrique yi mënuñu bañ a dugal seen kaddu ci biir maanaam Libye ndaxte Libye Afrique la te loolu laal Libye laal Afrique jàngat bi tey jii en tant que tey jii grand politicien ak maanaam intellectuel di jàngat nan nga jàngatee li nga xam ni moom mooy tukki boobu nga xam ne njiitu réew mi def na ko mais également ndaje mi nga xam ni mooy ndaje Union africaine bi jëm ci wàllu Libye. jërëjëf Babacar ponk bu ngi indi bi ponk bu am solo la ndaxte Union africaine mooy kuréel ba nga xam ni moo ŋànk réew mu Afrique yépp te réew mu Afrique yi du nu am volonté liggéeyante seen diggante pour mën a génnee suñu continent bi ci jafe-jafe yu nu nekk yi donc man bu ma gisee sunu njiit ku jiite suñu réew di fekkee jotaayu Union africaine dama koy rafetlu mais maa ngi gën di rafetlu li nga wax ni jotaay bi exclusivement ci Libye nun ko jëmale parce que Libye ku wax Libye wax Afrique ku wax Afrique wax Libye Libye dafa doon réew bu nga xam ni balaa tolof yi di dugg ci réew mi jafe-jafe yi dugg réew Libye dafa nekkoon sorte de miroir sur le plan économique sur le plan de développement pour Afrique depuis Libye am ay jafe-jafe xeex dugg fa surtout xeex bu gën a metti mooy xeex bu nga xam ni xeetu réew mi lay jaxase parce que li nekk Libye dafa jéggi dayoo amul benn jour booy déglu duñ la wax ni amul ni ku fa dee amul benn jour booy déglu duñ la wax ni yàq nañ fa économie bi gaz bi bëri nañ ko ki ak lu mel noonu donc bu nu amee sunu njiitu Afrique yi di toog pour jéem a safaraal problème yi am Libye duñ koy rafetlu parce que Libye poumon économique la woon mais ay loxo dugg nuñ ci ba yàq Libye donc loxo yi dugg bi yàq Libye yi jóge wuñu ci Afrique puisque jóge wuñu ci Afrique nun waa Afrique nun noo war a dimbale Libye pour mu dellu ci jàmm bu mu nekkoon parce que Libye bu delloo ci jàmm mais xoolee ñaata Mauritanien noo fa dundoon xoolee ñaata étudiant noo fa nekkoon. ak li ñu doon def ci biir ak li ñu doon def ci biir Afrique. ci wàllu koom-koom di ko ci koom-koom. amul état africain bu bénéficié wul ci nu mu tuddee loxo Libye bi mu taxawoon donc rafetlu rek bu baax ñaanal leen ñoom chef d'état yi pour nu mën a gis yoon yu gën a gaaw
pour jàmm ak salaam dellu Libye. pour mën a saafara ko Mouhamadine yow ndaw nga waaye da ngay bare looy bind di bare tamit ak njàngat looy def yaa ngi ma koy wax la fois passée bi ñuy jàkkaarloo ci benn maanaam jataay ci benn émission nga may wax ni ma du ma journaliste waaye joxe nga ko parce que li rôle lu journaliste bi def yaa ngi koy def ñu la ci encouragé di la ci félicité mais dama bëggoon lii nga xam ni monsieur Diallo wax na ko léegi nga teg si dara lan nga nu mën a jàngatal ci li nga xam ne tey jii njiitu réew yi ñoo ngi tase tey ji Libye di waxtaan ci jafe-jafe Libye bi nga xam ne tey jii jafe-jafe bu tar la. boo xam ne doomu Libye yi ñoo ngi koy dund. waaw Babacar man loolu dama koy rafetlu Union africaine daje di waxtaani Libye comme ni ko sama naataango bi waxee mu doon réew bu nekk miroir ci Afrique doon nekkoon comme ni mu ko waxee waat poumon économique ci Afrique. doon jàppale Afrique yëpp je peux dire nekkoon un pays panafricaniste bëggoon lool unité africaine dem nag ba saytaane dugg fa ñu jaxasi ko seen biir di xeexoo di reyante mais yàlla def na tey bi c'est vrai que bi événement yi amee seen production pétrole wàññeeku woon na trop mais tey man liir naa document bu ngay xam ni bi tolluwaat nañu li ñu daan produire ci pétrole balaa ay wi di am kon tey xëy na ñàkk juboo moo leen dese delluwaat fu ñu toll woon te loolu président yi daje di ko waxtaanee am na solo ndax kat nun dañu nekk fi ñuy wax zone bu ñuy wax le Sahel te le Sahel mën naa ni Libye ci la bokk te def ci bokk bu baax a baax te Sahel gis nañ ni terroristes yi bare nañ fi Libye gis nañu li fa xew sunuy mbokk africain yi fa nekk ay traite même gis naa esclavage am na fa ñu leen di jaay ak di jënd ak di maanaam insécurité totale donc ñu daje jéem indi sécurité si G5 maanaam le G5 Sahel même pour sécurité am fi il faut sécurité am Libye d'abord loolu yëpp nag mooy kaddu yi njiitu réew mi wax voilà si discours loolu yëpp nag du nun rek mais daf nu ummal soo gisee suñu président déglu naa discours am mais discours leader la fa waxee ndax nag sooy xool Mauritanie dafa bokk ci problème mu Libye bi mos nañ fi téye kenn si seen nit yi temps président Ould Abdel Aziz def nañu lu ne pour jot ko dañ leen ko mujj jox man sax xëy na jox boobu mënoon nañ ko xoolaat mais Mauritanie dafa bokk ci ñi nga xam ne war nañu toog càmbar miiru Libye ngir jàmm am fa ndax kat seen jàmm mooy suñu jàmm mooy jàmmu Afrique aussi nag xëy na am na yeneen réewu tugal yu ci war a dindi seen loxo bàyyi africains yi quand même nañu am fullaawu aussi taxaw wax ak ñoom ci njàmbaar ci aussi diggante leader ak leader ndax français yi taxaw biñ ci amoon ba rey Kadhafi bokk ci ñi ko rey man loolu sañ naa ko wax bokk ci ñi ko rey ba tey problème bii am fa loolu man dama koy ñaawlu dañu war génn seen loxo ci Afrique dañu war génn seen loxo ci Libye bàyyi ñenn ñi ñuy soutenir ñi ngay xam ni ñi Nations Unies sax àndul ak ñoom ndax am na benn maréchal ba fa ne bokkul ak ñu nekk Tripoli juboowuñu ànduñu ñooñu ay li mu yor ci arme ak ci nit ak ci logistique ak ci loolu am na ay réew yu mag yu nekk ci gannaawam te loolu du dëgg du yoon Afrique dañ ñu war a bàyyi nuy waxtaan suñu biir Union africaine nag jiite ko ak ay leader yu mel na suñu président man gis naa taxawaay bu mu ci taxaw bi taxawaay bu rafet la taxawaayu leader la loolu day wane ni wéy Mauritanie bokk na léegi ci sous région bi leadership am wanewu na ci adduna bi wanewu na si sous région bi te loolu liggéeyu président de la République la. Très bien monsieur Ndiaye dégg nga li nga xam ne sa naatango yi wax nañ ko mu mel na kon tey jii xel yëpp ak bët yëpp mi ngi tey jii fa li nga xam ni moom mooy Éthiopie ci Addis Abeba njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani nekk fa yëkkati fa ay kaddu comme ni mu ko waxee kaddu njiit mu doon loo xam ne lu am solo ay naatangoom ku mel na Abdel Fattah Sisi rafetlu ko ci taxawaay boobule yow ban jàngat nga ci am. sëñ Babacar maa ngi laa nuyu di la sant bu baax di rafetlu tamit vraiment jotaay bi di wax ni daje bi nga xamante ni tey jii. sunu njiitu réew yi noo ko daje fii si Addis Ababa ba pare nu canaliser presque seen problème si problème Libye ndax xam na ni jàmm ku ko amul mënoo liggéey dara jàmm ku ko amul mënoo dox si dara
donc te lii bi jàmmam moo war nekk jàmmu Afrique yëpp surtout na adduna bi ga parce que sooy seet lii bi ba mu tojee ba léegi wax ma sax Afrique ñàkk sécurité bi mais dafay dem ba law si Europe kon nag jàmm daal mooy nekk li nga xam ne daal ku ko sooxat nit daal moo koy sooxat waaye nag problème li bi dañ si war am jàngat noonu waa Mauritanie aussi tamit waaye tamit njiitu réew yi nekk foofu ñoom ñëpp dañ si war am jàngat parce que itamit problème li bi li ko indi lan la parce que sooy seet en général dëkk soo koy gérer da nga ko war gérer démocratiquement maanaam yamale ñëpp tëdd njaaxaanaay ku nekk nga jox ko ak xam comme tey fi tey courage bi noo am nii ba yaatal li nga xamante ne mooy émission yi nga xamante ni ku nekk yaa ngi commencé sentir sa bopp nu defe ko lépp si wàllu social ba nga xamante ni nit ku nekk da ngaa war mën sentir sa bopp si sa réew loolu su amee jàmm jooju dana law su lawee mooy indi développement Afrique mais Afrique fekk njiitu réew mi amuñu courage yu accepter opposants yi accepter seen doomu réew yamale leen ñoom ñëpp te xam ne képp kuy kilifa li nga war def mooy nga yamale sa doomu réew yi comme kilifa si këram li mu war parce que doomam yëpp mën na ko bañ gënal waaye li ko war mooy mu yamale leen ñoom ñëpp yamale boobu nag su fekkee ni wëy na yaakaar naa mooy waral jàmm di am waaye nag su fekkee dañ dem ni dañoo taxawal lii bi pour jàmm am foofu te aussi itamit président africain yi nekk foofu taxawaloon seen dëkk pour man am courage yu partager le pouvoir partager le cas social kon vraiment loolu noo taxaw daan ko taxaw mais su fi réglé tamit fenn dafa tàkkaat fii réglé fenn dafa tàkkaat te duñ dem fenn. mais lan ban jàngat nga am ci discours jiitu réew mi ay naatangoom naw ko ci lool ci taxawaay boobu muy maanaam jënnam bu jëkk sax mën nañu wax ni ci Union africaine. waaw du sax bii kase parce que presque vraiment ak Dakar bi ngi daje Dakar bi fi amoon jënn woon na fi discours boo nga xamante ne vraiment ñëpp rafetlu nañ ko adduna bi yëpp mu nekk vraiment surprise presque ñëpp. bii itam ñëwaat na defaat si loolu kon nag li nga xamante ni moom la wax maanaam ñëpp rafetlu nañ ko kon ñun itam doomu réew mi dañ koy rafetlu parce que sa njiitu réew tu demee def ndam ñun ñëpp dañ ko war rafetlu kontaan si mais li nu wax ñoom li nuy wax ak discours yi nu ñuy rafet nañ ko jëfee parce que loolu mooy man tax jàmmam Aboubacarine taskatu xibaar nga ñu ma fàttali mbokku téléspectateurs yi journaliste nga Tawari di rédacteur en chef ba di ci liggéey léegi bu am solo ñu lay féliciter di la encourager alors mais dégg nga ñi nga xam ni moom la politiciens yi wax politiciens nag moom xam nga soo bokkee ak ñoom jotaay dëggal lu ñuy wax journaliste yi duñu xaw bare wax waaye politiciens yi moom tamit des fois suñu jàppee duñu bàyyi ban jàngat nga am ci li nga fi dégg ñoom ñu wax ko nga mën ma ko maanaam tënkal ak surtout le discours du président de la République tey jii fële ca Addis Abeba. jërëjëf Babacar gis nga li xew li tey ci Addis Abeba thème bu am importance la mooy fay ay bu fa nekk ay bi nekk ci benn partie ci Afrique surtout en Libye ak ci ay réewu Sahel te fay ay bi ñëpp ñoo ci war a ànd parce que dafa am importance ndax développement am tant que par exemple ay bi fayu tant que armes yi fayu gànnaay yi nappiwun mooy fetal yi bombe yi du ci topp yëpp tant que gars yi maîtriser wuñu ko développement mënul am économie mënul avancer léegi ci affaire discours président bi discours bu am solo la te discours bi dajale na point essentiel yu gars yi war a tënk ba dox dem kanam toog xalaat ndax jàmm am ci Afrique jàmm am ci Libye parce que soo gisee insécurité bi développé ci une grande partie de l'Afrique mooy armes yi di jógee Libye parce que armes yi ak bandes yi di circuler ak trafic de la drogue loolu moom même trafic du carburant parce que oto yu daw yu gën a bëri foofu oto ay essence lañu yaa fi donc exploitation pétrole bi foofu xam nga am na ñaari tendance yu nekk foofu duñu maîtriser ay puits pétroliers yaa fi di exploiter pétrole bi ndax lan ndax seen oto yi mën daw ndax favoriser seen attaques yi favoriser terrorisme bi yaa fi donc président bi insisté na ci une dynamique ndax gars yi toog xalaat nan la ñuy résoudre problème bi nekk Libye ndax jàmm am
ci Afrique. dégg nga léegi li monsieur Fall wax Mouhamadane parce que wax na ni il faut que aussi tamit que les dirigeants africains ñu jël seen ay responsabilités Effectivement. pour jénnee loxo waa tubaab yi jénne leen seen loxo ci Afrique pour que Afrique mën a am stabilité est-ce que d'accord nga ci ak d'accord naa ci te loolu tchadien bi wax Idriss Déby Itno non du tchadien pardon le soudanais ki nekk Abiy Mohamed waaw ki nekk ci Mahamat waaye wax na ko nee na ni africains yi ñoom ñoo foyee seen bopp ñoo foyee seen sécurité le Nigérian non c'est le soudanais ouais. c'est le soudanais qui est à l'Union africaine wax na ko nee na ni africains yi ñoo foyee seen sécurité tant que ñoom africains yi toogunu leader africain yi président africain yi chef d'état africain yi toogunu waxtaan sottante xalaat ànd seen xalaat nekk benn jàmm mënu fa am parce que ñu ci gën a bëri ñoo ngi ci loxo yeneen dirigeants yi surtout les dirigeants européens te warul nekk noonu un pays indépendant war na montrer ni war na montrer ni dafa am indépendance parce que am sa indépendance lan mooy mën jël say décision te sa àndandoo yi yeneen présidents yi suñu jëlee décision te nga xam ne c'est une décision bu objective la war nga leen àndal te tant que xalaat bi nekkul benn ànd bi nekkul benn à chaque fois dafa am ay défaillance dafa am par exemple ay jafe-jafe loolu la donc li président africain yi war nañu taxaw nekk benn am une certaine am benn démarcation waaye parce que il faut que ñu démarqué wu ndax seen liggéey nekk benn parce que discours yi mën nañu ànd ci wàllu coopération ànd ak réewum tugal yi waaye li nga xam ne nag mooy maanaam jël seen ay matukaay ñu jëlal ko seen bopp il faut que ñu jëlal ko seen bopp il faut que ñu jëlal ko seen bopp tant que jëlal ko seen bopp seetal soo bés bu nekk nga dégg ni par exemple ay nit dee nañu en Libye Mali Burkina Niger et puis ay nombre yu nga xam ne à chaque fois ay nombre yu doy waar la ay 70 personnes 80 personnes ci benn attaque lu tax gars yi duñuy xaar ay intervention yeneen pays lu tax yéen mënu leen former seen armée développer seen armée sottante xalaat nekk benn G5 Sahel gars yi war nañ ko développer suñ ko développer G5 Sahel mën na c'est vrai superficie bi dafa mag mais gars yi dina am ay faisceaux dina am ay groupe dina am ay par exemple ay section il faut que section yi coordonné nan la section yi mën a coordonné il faut que président yi ñoom tam seen def coordination seen diggante man noonu la gisee affaire bi. très bien Aboubacrine ci li nga xam ne jàngat nga ko damay dellu si ci monsieur Ndiaye yàlla dégg nga li nga xam ni Aboubacrine tënk na ko wax ko li jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy le cas de la Libye mais mënuñu dugg ci poñ boobu tëj ko te duñu dugg ci li nga xam ni moom mooy mbiru G5 Sahel maanaam lu jëm ci wàllu terrorisme. parce que suñu xoolee gis nga ni wax na ko léegi soo demee Mali nga dem Burkina Faso nga dem ci Tchad nga dem ci Nigéria soo demee ci yenn ci gox yi ak goxaan yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique de l'Ouest da ngay gis ni terrorisme yi dafa dëj maanaam boppam alors que loolu di leen dal mën nañu ñun suñu wàllu bopp muccuñu ci à 100%. alors ban xalaat ak ban jàngat nga am ni yaakaar ni su fekkoon ni tey jii def nañ ko loolu daan ci mën a jénn. waaw sëñ Babacar nu la sant di sant vraiment sunu journaliste bi si xalaat bi mu am te mu nekk xalaat bu dëgër bu am solo parce que li mu wax rek laay dellusiwaat union fait la force donc président africain yi dana war a ñu man nangu jàppoo nekk benn di bokk xalaat ku nekk am nga intérêt mais intérêt général su dajee ku nekk man bàyyi sa intérêt topp intérêt général parce que itam su ne G5 Sahel 5 pays noo ko ngànk mais ñeneen ñi aussi tamit dañ si am part de responsabilité kon ñooñu aussi tamit war na bàyyi gannaaw. dañ leen war comme ñu mel ne Sénégal lu mel na Cameroun ñu mel na Gambie pourquoi pas ñooñu ñëpp ay dëkk lañu yoo xamante ni ñoom joge nañu maanaam G5 Sahel kon nag ñooñu mën nañu dem sans coopération ñooñu kon nag pays africains yi maanaam ñëpp dañu war bokk même xalaat di sottante xalaat di jàppalante. waaye itam ma dellu si waat si la ma waxoon ku si nekk aussi itam am courage sa dëkk nga mën ko maîtriser ni koy maîtriser mooy nga partager le pouvoir social nit ku nekk su gisee sa bopp sa dëkk maanaam dana am tranquillité boo nga xamante ni maanaam dootul tal leneen wala itamit dootu ko jaralati mu dem di organiser wu pour di songa ay nit wala di attaquer des parce que yooyu yëpp en général difficulté moo koy andi
tey jii Mauritanie dëkku pétrole ak gaz la dëkk yi nga gis ñu toj yëpp yu mel noonu ngaa toj ay réew tugal noo ñëw dugg seen biir tas leen ngir man profité si seen recherche kon nag nun itamit nun soo nee mucc nu si nun nooy premier pays bi nga xamante moo gën taxaw pour danger parce que itamit réew mu tan ko nekk gis na li fi nekk si alal kon nag su fekkee organisé wu nun suñu wàll bopp maanaam respecté li nga xamante mooy unité nationale fonk ka dëggal ka itamit doxal ka aussi itamit li daal ñee danoo dal kon nag maa ngi soññ maanaam pays africains yi maanaam président africains yi ñoom ñëpp ñu am courage yu man accepter seen opposants yi accepter seen ndaw réew ku si nekk nu jox la li nga am yaakaar naa loolu su nga defee lu nu dox rek suñu borom si wàllu boo xam ne si dimbali dina si am ndam. monsieur Diallo G5 Sahel tey jii maanaam li jëm ci wàllu insécurité ci G5 Sahel li mu wax li lu am solo la parce que war nañu laawaale yeneen réew parce que du Mauritanie kese Tchad Burkina Faso Mali ñoom ñoo seq loolu mais yeneen réew yi tamit que am nañ ci rôle bu nu war a jouer. Babacar jërëjëf comme ni suma naataango yi waxee rek boo waxee G5 Sahel rek teg nga sa baaraam ci problème bu rëy bu ñuy wax terrorisme boo gisee G5 am rek daa fekk réew mi mënutuñu assurer seen sécurité wala seen sécurité temps yi dafa nekk menacé mais loolu il faut que ñu dellu ci ginnaaw pour xam ni lan mooy lal terrorisme parce que terrorisme dafa am ay cause sama frère bi léegi lépp lu muy wax yaani mu ngi wax nu dëgëral le front social nu dëgëral le cadre social nu dëgëral l'égalité des chances nu dëgëral démocratie parce que nit yi bu ñu demee ba gisatuñu seen bopp ci réew ñeneen mën nañu ko exploiter te loolu mën na jur terrorisme bu ñu delloo ci cas Libye bu ñu doon wax xam nga Libye pour gars yi jekku ko bu ma waxee gars yi mooy réew mu tugal yi du ñu doon wax ni toujours ki fa nekk dictateur la pays bi amul démocratie pays bi yemalewul njabootam bon bu fekkee loolu am na ci réew mu am ay contradiction ci biir réew mi te réew mi ak ñi leen jiite jotuñu ñoom saafaral contradiction bi ñeneen ñu jóge feneen nooy exploitation contradiction yu nekk ci biir doomu réew mi pour indi fa ay jafe-jafe moo tax ma ni ñun lépp lu ñu war def nous les pays du Sahel et tous les pays africains du ñu war dëgëral égalité des chances entre njaboot bi du ñu war dëgëral jàng ak yarum xale yi du ñu war promouvoir la démocratie kenn warul nekk tumaranke ci biir réewam parce que nit ki bu demee ba nekk tumaranke ci biir réewam lu nekk jaral na ko pour mu révolter wu loolu mooy indi jafe-jafe yu ñuy gis yi parce que moo tax si réew yu bari ci Afrique moo tax si réew yu bari parce que lalu terrorisme ignorance mu ngi ci ndóol mu ngi ci mais aussi manque de justice mu ngi ci bu fekkee ndóol mu ngi ci réew jànge suuxee alal bi kenn tasaaru ko nu mu ko war tasaaroo ñii nu ngi nekk ci ay alal yu bare ñii nu ngi nekk amuñu sax lu nu ndekkee loolu day indi problème te day tax ñi bañ Afrique nekk ginnaaw Afrique te bëggoon Afrique développé wu parce que quoi qu'on dise ci Kadhafi dafa amoon benn plan de développement économique non seulement pour la Libye mais pour toute l'Afrique te ñoom xam nañ ko ci lu wóor la doon dox donc nun du ñu war suñu njiit yi du ñu war sore du ñu war yóbbu seen gis-gis fu sore ñu xam ni pays yi à l'état de chaque pays tant que sampunu fa justice bi ba mu doy ñu xeex ndóol bi ba mu doy ñu wutal nit yi yëpp ay jàng bu baax bu mucc ayib xëy na duñ ci dellu on n'est pas à l'abri du terrorisme donc il faut que ñu xam ko moo tax ñu ngay rafetlu organisation yi yu ñuy def pour jéem a ŋànk seen doole jéem a échanger ay information pour mën a en tout cas xeex stabilité yéen yi Mouhamadane la mooy sa xalaat waaw man nag beneen jàngat laay wax
ndax mbirum sécurité réew yi ñooy am seen politique nationale de sécurité ndax sooy xool G5 Sahel groupe la bu ngay xam ni ay réew la yu nekk ci Sahel maanaam ci benn position géographique te def naa nga gën ko élargir am na fi ay yeneen mbootaay yu Mauritanie bokk yu pays sahéliens yi bokk par exemple sama naataango bi pays yi mu wax ay Sénégal ak yooyu def naa sax amaguñu Sénégal amagul problème terrorisme mën naa ko wax mu comme Mauritanie amu ko loolu nag mais muccugun ci waaye mais loolu pays yi ñoo koy liggéey gis nga Mauritanie sooy xool G5 Sahel Mauritanie rek moo fi pays bu ngay xam ni au niveau national on a garanti on assure la sécurité des Mauritaniens et des Mauritaniennes et à nos frontières terroristes yi jéem nañu essayé woon nañ ko yàggul sax mais sunu armée taxaw jàmbaarloog ñoom dañ leen di dàq ba ci biir Mali 100 kilomètres Mali tey sooy xool tas na Burkina tas na lu ko waral man defe naa dese nañu compétence seeni armée dese nañu am xëy na xarañ loolu defe naa dese nañ ko léegi nag am na solo ñu dajaloo di xelalante di dimbalante di jàppalante puisque affaire terrorisme sooy xool aussi dafa rax mbiru saay-saay ndax ñoom kat sooy xool par exemple Mali am na si ñi ngay xam ni ñoom indépendance la ñuy wut am na si ñi ngay xam ni ñoom dañuy dem di attaquer di ay affaire village pël yi ñuy attaquer sooy xool ay mbirum yu kenn xamul la donc yooyu defe naa pays yi aussi ñoo war a jël seeni responsabilité assurer une politique sécuritaire bu doy comme ni que Mauritanie defee quand même il faut le dire G5 Sahel tey sooy xool leadership mauritanien moo fa nekk ba tax ñu jëlee ko sax Mali indi ko Mauritanie siège bi tey Mauritanie yee ko yore di def ak di dindi mais nag expérience la aussi Mauritanie wan nañ leen ni à un moment donné ils peuvent mën nañu dimbali yooyu pays ba jàmm am fa ndax kat réew mooy jàmm aussi l'Afrique ou la sous-région de la paix du formule creuse lu ngay xam ne lii dañ ko war a càmbar dañ ci war dox dañ ci war taxaw puisque kat su tàkkee Mali amul jàmm Mauritanie du mën a am jàmm noo ngi nii noonu naan terroristes yi newuñu fi mais nekkaguñu si dara donc Mali am jàmm mooy suñu jàmm Algérie am jàmm mooy suñu jàmm Sénégal am jàmm mooy suñu jàmm loolu la gars yi di dox te loolu dañ si war a gën a taxaw ba G5 Sahel assurer une sécurité ci pays yëpp. damay descendre ak yow dugg ci beneen poñ. maanaam mooy li sama mbokk yi doon wax léegi ci wàllu taxawaay yi maanaam réew ak doyen bi wax na ko léegi que ni réew su bëggee am jàmm njàng mi dañ koy toppatoo liggéey bi dañ koy jox ndaw ñi ñu ko war a jox parce que ku amul liggéey amoo foo jëm daan toll foo xam ne dootoo gis dara. loo mën a def rek pour mën a jënd ci ndóol boobu daa ko def. soo amul tamit xel moo xam ni tàggat nañ ko da ngay am jafe-jafe. gis ni am na benn projet boo xam ni njiitu réew mi. di sa candidat daf ko waxoon ci campagne électorale am. waxoon ni bëgg na su ñëwee. lii muy jëkk a attaqué mooy ndaw ñi seen liggéey seen xëy. am na ñoo xam ni amuñu formation. jàngunu am na niveau boo xam ne mën na leen permettre tey ji ñu dugg ci bureau yi te ñu bëri du defoon ni bureau yi rek moom mooy liggéey bi. mais tey gis nañu ni jëwriñ ju ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndaw ñi wàllu tàggat yaram ak wàllu xëy mi am na lu mu taxawal maanaam sama sumb sama ëllëg voilà sama sumb sama ëllëg maanaam mon projet mon avenir alors ban jàngat nga ci am en tant que jeune te di yëngatu lu bëri ci yenn xalaat yi loolu projet bu ñuy saluer la ndax kat réew aussi il faut le dire comme moom liggéey xëyum askan wa ci la bokk économie ci taux de chômage bu ngay xam ne bii jéggi na dayoo mënul am ci réew loolu nag président bi mu ñëwee yàggul mënuñu ko waxal bilan teel na juróom benn weer la fi defagum mais ci juróom benn weer yooyu gis nañu ay jéego yu muy def te projet boobu bokk na ci ngir xeex lu ñuy wax ñàkkum xëyu ndaw Mauritanie te dafa am lu mu comprendre sooy xool gouvernement bi ñu ngi recruter waaye sooy recruter lu tolloog ay juróomi junniy nit
ci ci lu ngay xam ni lii ay 250 000 à 300 000 demandes moo fa ne loolu mu ngi mel na que rek defoo dara même def nga waaye du feeñ donc ay créer jox ndaw ñi ay occasion ñuy créer ay projet di dimbali secteur privé bi ñuy recruter loolu moo mën a jàppale réew mi ci dimbali ndaw ñi ci seen i xëy am na solo nag sooy xool mën naa ni liggéey ñetti poñ moo koy joxe ci réew ngay xëy ñu lay fay te loolu fii lu ñu ci ëpp gouvernement bi moo koy def te mu ngi koy continuer def mais mënu ko jox ñëpp walla nga def investir di am ay dividendes walla lu ñuy wax aussi solidarité ngay xëy di talal sa loxo te loolu am nañu ko mën am nañu ko mënul walla nga nekk sàcc te sàcc moom defe naa du lu rafet donc nguur gi li ñu taxawal muy projet boobu di moom projet Mon Avenir bokk na ci bi ma njëkk wax muy dimbali ndaw ñi si ñuy créer projet ci ñuy ci te nag sooy xool def nañu ay commission ñu dem ci région yëpp maanaam du lu ngay xam ne lii dañ ko concept la rek bu ñu lancé c'est du concret lu ngay xam ne lii ñu ngi koy topp def si investissement bu doy jox ko ministère bu ko mën yore jox ay ndaw yi moyens yi ngay xam ni yii su sottee gëm naa ni en tout cas xëy na du lijjanti lépp lu jëm ci xëyu ndaw ñi waaye dañ ci régler lu bare projet bu ñuy saluer bu ñu war jàpp nag ñëpp dañ ci war jàppale xale yi puisque aussi il faut le dire lancé naa ko ci ñi ma gën a jógee mais képp ko nga xam ne kii am nga ci xam-xam ci ni ñuy créer projet si ni ñuy wute financement si ni ñuy coacher nit ñi accompagnement tout ça jéem leen jóge xale yi ndax kat talent am na fi compétence am na fi mais xale yi parfois du ñu xam nu ñu koy defee donc ñi ko xam jàppale leen si ba projet ñu am chance surtout nos villages man dama leen koy wax ñi dëkk Tungeena Garaak village yëpp sax man en tout cas je suis prêt am naa ci tuuti xam-xam te prêt naa pour jàppale leen képp nga xam ne kii am nga idée de projet nu bindal la ko nu jàppale la ba sa projet man bokk ci projet yi ñuy sélectionné yi di incha allah. très bien monsieur Diallo dégg nga li nga xam ne wax na ko xaw ma nag ndax yéen kujje politique yi daa ngeen mën a ndangu ak ñoom parce que moom tey jii kaddu yi mu wax kaddu ñi ànd ak nguur gi la waxee. Est-ce que tey jii projet bi nga xam ne jëwriñ jun dénk lépp lu jëm ci wàllu ndaw ñi wàllu tàggat yaram ak wàllu xëy mi ci mon projet Mon Avenir yéen rafetlu ngeen ko yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci kujje politique yi. waaw man damay wax ne xalaat bi rafetul naa ko mais pour nu wax ni concret la balaa muy nekk concret nu gis xale yi am xëy pour le moment on est. ci stade ñoo ngi ci phase sensibilisation waaw. te loolu moom lu baax la. ñëpp nu ngi koy rafetlu mais. ñun ñi miir réew mi xam réew mi di doon doxe am na ay ragal tuuti ñu ciy am mooy que projet yi mujje fu mu warul mujje ñu jox ko mu doon ci ay loxo ñu jox ko ñu ko mérité wul ñu ko mérité wul ñun ay Mauritaniens on se connaît c'est toujours beau ñuy def ay projets yu rëy di wax dinañ def ay 5000 emplois mais 5000 emplois yi il faut que mu am yoon yu leer yu nga xam ni xale yi bu nu compétiree nu xam ni ku gën am ak moo koy jël fekk demee du nu def affaire yi ba pare xale yi nekk ci mbedd bi di kaas jox leen ay firnde aussi wax la kii jël nañ ko parce que doomu diw la kii jël nañ ko parce que doomu général la kii jël nañ ko parce que doomu ministre la loolu nu nuy ragal ci mbir mi. mais yow kon sa xel daf ci tey. non. ku nekk Mauritanie gis nu nuy doxale de toujours xelam day teey bu nu commencé discours yi c'est bien beau. mais doxalinu. non doxalinu nguur gi. il faut nga déglu ma. mani la xalaat bi baax na. mais man li teey sama xel. mooy fu muy mujjee. parce que pour nu nekk mu wax concret la il faut que gars yi dem ba commencé am projet te bu projet bi commencé law te nu xam gars yi yu dugg yi. est-ce que dugg nuñ ci yoon bu anam bu leer jaar yoon. loolu mooy problème parce que même fonction publique bi c'est vrai que depuis une dizaine d'années on a une commission nationale de concours qui gère ça mais bépp concours amee résultat génni coow day am tout dernièrement ENA bu muy recruter ñëpp dégg nu ni coow bu ci dugg bi donc affaire yooyu nu moo tax c'est pourquoi du ñuy ñaax gouvernement bu bees bi
comme am na ay idées yu baax am na ay projet yu sakkan ñu def pour doxalin bi mu seetaat ko. gunge bi daal na jaar yoon gunge bi na jaar yoon. te mu am ay firnde tant que amuñu ci ay firnde ñun toujours on a des réserves. très bien monsieur Ndiaye dégg nga li nga xam ni wax nañ ko yow ban xalaat nga ci am mon projet mon avenir. waaw mooy li may waxoon rek lay dellusiwaat di encourager sunu nouveau président bi si mu am courage wu ni mu waxee defe ka parce que tamit loolu rek mooy tax développement am suñu dëkk te nit ku nekk sa dëkk nga am sa dëkk mooy sa fierté sa dëkk su doon sa soog moom ngay ndamoo si adduna bi yëpp donc képp ku nekk si Mauritanie soit ngay waxi dënn soit ngay kaas li nga bëgg rek mooy dëkk bu baax te si dëkk bu baax yi noonu ñëpp la jariñ bon moo projet mon avenir loolu mbir la boo xamante ni maanaam président jénn na ko mu nekk lu rafet loo xam ne koy rafetlu mais lii sama papa bi wax rek lay dellu si wat si ni dafa bari li fi daan jaar même nguur gi mujj di nguur Mouhamadou Abdoul Aziz mais da ngay gis si côté département Kër Massène si wàllu tool yi nga xamante ne moom lañu xaaj ubbi ko defar ko macha allah canaliser ko ba lépp a jaar yoon mais ay kaymaa yi nooy ñëw jël 600 hectares ay jeunes taxaw yu courageux yu taxaw pour liggéey mais benn hectare wala ñaari hectare sax doon leen ko jox ñooñu wuti seen employé à Sénégal à l'extérieur indi leen nuy liggéey doomu réew mu toog loolu la ñuy ragal loolu nag moom su fekkee éviter nañ ko lépp mën na baax parce que mu teen macha allah territoire yaatu na bari na ay ressources ndox maa ngi fi suuf saa ngi fi bañ na ko bay nu naan am nañu phosphate donc lu ne mën nañ ko am liggéey rek mënu manqué mais suñu liggéeyee ak courage yu état bi su amee courage yu maanaam yaatal mbir mi tasaare ka ku nekk mu jox la sa àq rek incha allah lépp dana radi. Mouhamadou Fall balaa may ñëw ci Aboubacrine mu may maanaam jàngatal loolu li nu wax li est-ce que tiitaange boobu aussi tamit que des fois. c'est vrai mën nañ ci xaw tiit ndax nguur yi ñu jiitu am na ndoxalin bu ñu amoon rassuré bul woon askan wi mais ñii du ñooñu président de la république defe naa programme bi mu wax ni moom lay def su ko toppee te gëm naa ni kuy sàmm kàddoom la. ndax à un moment donné fi mu bokk ndax jullit bi ñu nekk defe naa soo waxee da ngay sàmm sa kàddu te li mu ñu wax mooy incha allah mauritanien dootul yeewoo ci réew mi wala nga bokk Mauritanie nekk sax bitim réew say jàngoro du ko saafara te loolu def naa mooy njiitum réew projet yi nag je crois mauritanien yëpp nag dañ ci war retrouver wu bañ di gis ni bañ di si xel ñaar maanaam nit ki d'abord ñëw na ni lii la bëgg nan ko jox confiance nan ko jàppale nan ci jàpp. mais est-ce que ñoom tamit des fois duñu am benn raison. su fekk mais teel na man parce que ku lu ñu ku maanaam ku bukki rey sa maam soo gisee lu ñëw. waaw d'accord parce que li fi daan dem mooy tee xelu des fois. teel na ñu bëgg wax indi ay réserve ci ay projets yi nga xam ni ñu ngi koy soog a lancé te liñ ciy doxagum ba léegi respecté nañu timing bi liñ ciy doxagum ba léegi mooy li ñu war a def. puisque te loolu mënoon na leen si bañ fekk ubbi rek ay bureau ci région bu ne nit yi ñëw leen ñu ñëw baax na ñu ñëw mais dañu envoyé ay mission yu fa dem di wax ak askan wi di publier partout que nit yi dañu maanaam communication bu ngay xam ne bii defe naa Mauritanie yëpp en tout cas ñi ci warul jot ni ñu néew la ñuy doon te bëgg nañu sax nag ñëpp jot mais yow ragaloo maanaam mbiru lami ul xaalis sama mbiru bàjjen doom bàjjen sama doom loolu gëmu ni dana ci am pour certaines raisons puisque ñi ko yore ñi am xam-xam lañu dañu leen seggaat leen ñu jub lañu gëm naa te ñu bees lañu ndax kat sooy xool ñu si bare ñi ngay xam ni ñi ñoo nekk ci mbir en tout cas ñi ma gis ak ñi ma dégg liir seen tur defe naa ñu bees la ñi ngay xam ni ñi seen kóolute ak seen jub ak seen xam-xam moo tax ñu dugal leen ci donc am naa yaakaar ni dina jaar yoon. dina jaar yoon Aboubacrine nan nga koy jàngatee. gis nga affaire mon projet mon avenir ci li président bi wax sama yéene te ahudati ça veut dire mais en français comment on appelle ça encore? Les intentions. Mes intentions, bien dit comme ça. Ouais.
lu am solo la mais comme ni ko gars yi waxee rek nii lu jub mooy lépp mbir mi su jubee su jaaree yoon su ko góor yoree wala jigéen yoree wala mag yoree wala xale yoree te mu jaar yoon loolu la gars yi bëgg parce que Mauritaniens yi wax dëgg yàlla fu sori la ñu jógee te am na ñu nga xam ne soo gisee ñi di def immigration clandestine ñi di dugg ci affaire nga xam ne jaarul yoon lépp naqar moo leen pousse ci loolu parce que mënoo yeewu gis say doom amul lu ñu lekk ki nekk sa wet di tuur ñam ci bett mënoo yeewu gis doomu diw di jàng yow sa doom mënul jàng parce que amoo loo koy jàngal te léegi gouvernement bi war na jël ay leçon ci passé bi bañ am ay problème yi di gën a dajale ko soo gisee par exemple problème yi di am fu nekk muy fii muy feneen bañ jaar yoon moo tax mais suñ ñëpp jaaree yoon affaire dina baax jeunes yi liggéey lañu bëgg suñu amee liggéey weer su deexee nu am wala suñu defee seen projet bi aboutir am résultat loolu lañu bëgg te société par exemple ci biir benn famille soo jëlee sa benn doom nga yëkkati ko tekk ci kaw jël ñeneen ñi def nañ ci suuf gars yi dañu rébellé ci biir moo tax léegi gouvernement bi war na projet yu muy lancé yi c'est vrai projet yu am importance la yu am importance te jeunesse bi loolu bëgg parce que soo gisee ba ci biir commission yi nekk à l'intérieur yëpp suñu toogee jeunesse yi ñoo njëkk a ñëw muy góor muy jigéen te soo dégloo seen témoignage yi aussi ay témoignage yu objectif la nun li leen bëgg li leen doon xaar li mooy suñu aajo am nga ci yaakaar daal am nga yaakaar bu baax ci projet yi nga xam ne taxawal nañ ko gis nga man en tant que taskatu xabaar damay am réserve tuuti tant que gisuma comme ni ma gisee kaas bi damay moytu waaw loolu de mooy taskatu xibaar waaw doo wax parce que mënuma la wax ni ça va aboutir ni ça ne va pas aboutir damay toog di xaar mais gis-gis bi doy na la gis-gis bi doy na la te man déglu naa intervention président bi yëpp déglu naa ay wax yu bëri affaire gouvernement bi yu bëri su ne tout dernièrement boo mu ñëwee ci hôpital Cheikh Zayed c'était un dimanche gars yi posé ko ay questions ci benn sujet ba nga xam ne waxuma ko fii mais mu ni leen am na lu ma am importance yeneen préoccupation waaw xam naa ne journaliste nga da ngay kii mais jarul nga koy raay parce que bu ñu ko laajee ci mbirum njiitu réew mu fi nekkoon bi la mu wax leen ni leen am na yeneen occupation yu ko ëppal solo que toog di wax ci li nga xam ni jàll na man fa laa nekkoon mais j'étais très content te mu dugg di seet maladie di seet seen di poser ay questions ci directeur de l'hôpital infirmier yi nekk fi médecins yi nekk fi yëpp et puis agissement ku am xalaat ku bëgg a réaliser te ñoo ngi seetaan. kooku c'est le journaliste qui parle. voilà doyen. fi mu junjee jeexale foofu la ñuy wax ne mën nañu ci wàllu santé xam nga temps yi adduna bi dafa xaw a lëj. coronavirus moom yëngal na adduna bi. léegi sama caméraman bi mi ngi saqat maa ngi sama xel ngi xalaat lu nekk. alors coronavirus tas na adduna bi Chine dégg nga li nga xam ni tey jii ma nga fay am. ñi ñaa ngi dee guddi di dee bëccëg. alors dégg nga fan yi même sax am na doomu Afrique yi nga xam ne ñoo ngi fa coincé wu ba déjà ñoo ngi lancé na njiitu réew yi pour ñu jàppal leen pour ñu mën leen indi waaye ñoom dañuy ragal que ni amuñu moyen yu ñu war a mën a jëlee ñooñu indi leen ndaxte suñ fii xasee ba law mën na indi ay maanaam musiba. dégg nga aussi tamit que jëwriñ ji nga xam ne moom nu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram di Ould Ahmed Nadiru li nga xam ni wax na ko ba tey jii yëkkati na ko muy ay kàddu yoo xam ni nee na jëluñu toutes les mesures nécessaires ba nga xam ni virus bi Mauritanie dañ ci mën a mucc ban jàngat nga ci am ak ban message ngay lancé tey jii soo ko doon lancé moom le ministre de la santé. waaw ma rafetlu rek ci ce point d'actualité yi nga xam ni
yëpp bërëbu dund bi lay junj. Coronavirus bi mu ngi ci Chine la jóge mais nun ci àdduna bu nu dund tey bi monde bi nu mu tëddee dafa mel ni ñun ñëpp ñu ngi autour de la table ñu noo nekkaali ci benn côté nit yi duñuy dem di dellu jóge fii tey nekk New York jóge fii tey dugg Chine yombal nañu yenn africains yi donc coronavirus comme terrorisme la c'est pas parce que mu ngi Chine ma ni sore na duñu war fagaru parce que ñun Mauritaniens yi suñu échanges commerciaux avec Chine dafa bare donc doxante ak Chine bi bare na suñuy étudiants depuis les années 60-70 du ñuy dem di dellu donc laaj na ñun ñu def nekk vigilant comme on dit ma defe ni nag nguur bi bees bi bu na amee jëwriñ bi nga xam ni mun nañ ko takkal médaille ci 6 mois jëwriñu santé bi bokk na ci. le ministre de la santé. waaw Nazirou. moi je l'ai connu personnellement. parce que mës na nekk médecin chef Rosso. dans les années 90. il était médecin chef. il débordait d'énergie. dafa nekkoon fii pour askan wi. je me rappelle j'étais encore jeune. du amoon ay mouvement associatif. à chaque fois bu nu bëggee def ay conférence bu fekkee ay thème santé la. même bu fekkee tey nga ko wax suba mën la ñëw defal la conférence. donc am na yaakaar bu mag ci moom ministre bi ak ci ministre yu des yi yëpp. maintenant comme lu ñuy wax ci tubaab c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. en tout cas le fait que mu wax ni jël nu ne ay dispositions ay motukaay pour que fi nu nekk nun nu mun ci mucc loolu duñ koy rafetlu. mais il faut que nous aussi en tant que citoyens mauritaniens. surtout ça. nous en tant que citoyens. ku nekk aussi fagaru ci. boo amee mbokk bu jóge feneen. wala gaa jógewul feneen. moom virus la rek day dem day voyager. mais même su comme ni moustique bi di voyager. voilà set bi rek. waaw set bi di jël ay matukaay. di jël ay matukaay balaa mu nuy dugg. parce que am na yeneen maladies yi ñun Mauritaniens yi ñaanul yàlla mu dugg fi. parce que à cause de notre négligence. à cause ñun yàlla bindee. parce que ñun ñëpp duñu jaxasoo. buggoo dàq kenn. buggoo wax yow da nga malade. nekkal nii suñu hospitalité bu ñu xam loolu nag pour ñu bañ a laal suñu société ci boppam. il faut que fagaru bi ku nekk ci ñun qu'il se sente concerné. ñu ñaan aussi pour nguur gi mu am ay moyens yu doy. pour li ministre bi wax mu mën a nekk toujours d'actualité. monsieur Ndiaye. ban jàngat nga ci am coronavirus tas na àdduna bi gis nga doxalin bi nga xam ne nguur gi tamit ñoo ngi koy jël ban jàngat nga ci am. dëgg la kii damay fekk si li monsieur Diallo sama papa ji wax rek bàyyi ma kaa tudde papa rek bon Mauritanie ministre de la santé vraiment man dafa bokk si ka nga xamante ni dama koy suivre mais dama am si moom mbégte. xaw ma ko woon nag kii daf ne xam na ko mais man xaw ma ko woon presque bi ñu ko nommé ministre laa xam mais su ma seetee nu ne faux médicament nu jàngat si wàllu wéraat rek nu naan ay 2 milliards wala 4 milliards si njëgu médicament yoo xamante ni médicament yu baaxul woon yu nu taal kooku vraiment damaa xam ne nun deewoon nañu maanaam courage boobu na nga xamante ni moom le président de la république am tey sunu journaliste wax ka nga xamante mi ngi dem si hôpitaux yi di fi taxaw loolu wane na ni bàyyiwul ku nekk def loola neex comme li fi daan am kon comme mi ngi ñëw rek nit ku nekk xalaat nga ni président bis dina ñëw mu bett la kon di nga taxaw nit fi nga war taxawaat waaye nun ñi nekk si biir hôpitaux yi di fa entrer suñuy malade nun xam na ni bare na lu des da ngay gis hôpital boo nga xam ni comme hôpital national soo demee H2 da ngay dem gis douche bi presque ça da ngay gis nu tëj ndax saltement bi nga xamante moom la salté te yooyu nekk loo nga xamante ni état bi daf si war jël responsabilité. kuy faju de waru fa fekk salté daf si war jël ay mesures yu sévères. parce que toilette mu nekk na loo xamante ni ku fa dugg rek wala mën na fa am. kon loolu dañ si war jël ay mesures yu sévères nettoyer hôpitaux yi
nu xam ni nun ay doomu aadama noonu comme doomu aadama yi si adduna bi pourquoi soo demee ay côté Maroc soo demee côté Tunisie ngay ñee nu nu mel te noonu pourtant nun loonu amuñu ko sax kon nag nun manque de volonté rek moo nu am kon nag li may ñaan mooy état bi si wàllu boo xam gën yokk maanaam disponibilité am si encouragé ñi nga xamante ne noo nekk si hôpitaux yi nu man di toppatoo mbirum setal bi nga xamante ne moo nekk si hôpitaux yi parce que loolu am na solo trop loolu nag suñ ko fonkee yaakaar naa ni yu bari suñu borom mën na si musal si wàllu wàll waaw man dama naan coronavirus lu yéeme la nattu la bu yàlla wàcceegum Chine ak yenn réew yi nuy ñaan yàlla bu mu fi dugg moom nañu ñaan yàlla bu mu fi dugg ndax su fi duggee donte ne réew mi jël nañu matuwaay yu mat am na lu ngay xam ne lii moom nañu wax ay plateau technique am na li ngay xam ni moom nañu wax ay experts am na maanaam dañu dépasser rapidement amuñu moyen wu pour jël en charge Mauritaniens yuy am problème coronavirus d'ailleurs xoolal parce que Chine si wàllu Chine santé seen bopp sax dépassé na leen tey jii wax nañu ni OMS nañu déclaré état de xawma lan en Chine donc oui même à un moment donné dépassé na leen mbir yi ñu ngi laaj ay ndimbal ay Amérique di leen jox 100 millions ak tëg Chine nu mu toll nun sore nañu foofu lool donte ne suñuy njiit ak le ministre de la santé jël nañu matuwaay yu mat suñu frontières yi def nañ fa ay caméra thermique yi ngay xam ni yii këpp puisque moom mbir mi su la dalee sa yaram day tàng te képp ki nga xam ni kii jaar nga ci frontières yi maanaam ci suuf ak ci aéroport yi soo egsee ñoom daañu xam ndax sa yaram tàng na wala tàngul pour vous dire aussi que ni mbir mi ëpp nañu doole lool suñuy réew ay réew yu néew doole la ñu donte ne suñu gouvernement du gouvernement lacc ndax taxaw nañ ci lool waaye sooy xool Mauritaniens ya fa newoon réew bu mel na Algérie moo leen dem jëli te sax nag ministre des affaires étrangères gërëm nañ leen ci loolu askan wi yëpp rafet lu ko gërëm leen aussi ndax entre nous de loolu solidarité boobu moo war a am excès gu ñu def naa Mauritanie ils sont en quarantaine en Algérie donc ba ñu xam ndax yor nañu ko wala yoruñu ko ñu soog a ñibbi si seeni kër donc mbir la bu ngay xam ni gouvernement bi jël na ay mesures yu doy jox ministre bi moyens yu doy ba mbir mi yàlla xam ba bu mu fi dugg baat te loolu ni ñaan aussi ndax su fi duggee kat musiba naaru laay la Aboubacrine bind nga bindkat nga bind nga li nga xam ne mooy coronavirus du ñàkk ni wax nga ci nan nga koy jàngate comme ni ko gars yi waxee feebar bu doy waar la te ñaanunu yàlla rek mu am fenn saxatuma ci Mauritanie parce que gis nañu résultat yu mu joxe en Chine yu mu joxe ci certains pays gouvernement bi commencé na ci def xel te jël na ay mesures ci aéroport yi ci port yi ci certains points d'entrée et bañ nañu ba ubbi nañu fii biir Nouakchott 3 immeubles yu nga xam ne c'est meublé ku fa dugg il faut que nga toog au maximum 15 jours 2 semaines te seulement une équipe médicale moo fa mën a génne moo fa génne ñoom ñooy dugg ñoom rek ñoo fa mën dugg en plus aussi ils ont tout le matériel nécessaire en plus am na benn centre bu nekk fii CNN nekkoon centre national de cardiologie nekkoon juste derrière l'hôpital national kay ñoo ngi foofu am na benn équipe médicale bu fu nekk am na ñu nga xam ne aussi ils sont à pied suñu déggee ni par exemple am na alerte affaire kan xam parce que il y a de cela 2 ou 3 nuits am na fi benn fausse alerte fausse alerte fi hôpital de l'amitié gars yi ñëw nañu en catimini récupérer gaayen bi yóbbu nañ ko te alhamdulilah ils ont fait des analyses parce qu'ils ont dit que 90% dara jotu ko donc am na ay mesures mais lan laa ci mën a wax ak lan laa ci wax c'est que Mauritaniens yi alhamdulilah bon ci école yi ci marché yi ci bitig yi échange yi fii hospitalité bi loolu yëpp gars yi war nañu jël ay mesures sa doom suñu xëyee école ba wàcc balaa ñuy dugg ci kër gi war nañ raxas seen ay loxo yow soo xëyee ba wàcc balaa ngay dugg nuyu ku nekk war nga romb ci lavabo bi raxas ay loxo ak saabu sa yëre sax soo ko simee soo ko mënee weer ci naaj par exemple 15 minutes yàqul dara suñu maison fermée yi aussi war nañu def de façon ba ay rayons solaires di ci dugg ne serait-ce que pour 30 minutes donc suñu échange yi nan lay limité li yëpp yàlla rek
mais yàlla daal moo su mën a c'est ça muccal. mais il faut que aussi ñu jël ay mesures ñu sabablu voilà du ñuy dugg ci beneen thème parce que des na ma ñetti mbir yu am solo yoo xam ne war nañ ko waxtaanee bu njëkk bi léegi doon ci jugg léegi ñaareel bi daanu ñëw ci le doyen ak seen jafe-jafe yi nga xam ne yéen nga koy dund ci seen parti bi te loolu mënu ma la fi invité fii ci plateau bi te laalu ma la ci waxtaan aussi tamit que ci beneen poñ bu mujj bi ñuy waxtaanee mooy monsieur Fall sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk biir Rosso te temps yi coow am na ci te bind nga ci te coow am na ci muy maanaam li nga xam ne da ngeen di wut neenu leader mais daan si ñëw léegi du ñuy dugg ci beneen page boo xam ne dafa am solo mu jëm ci wàllu napp gi lu tax ma jël poñ bi napp gi dama invité président coopérative bi di acteur politique di président coopérative des pêcheurs mais lu tax ma invité la dafa am benn poñ bu am solo boo xam ne temps yi yëngal na maanaam nappkat yi nga xam ne seen ay naatangoo lañu nekk côté Sénégal ku déglu actualité dégg fan yi au niveau de Saint-Louis métti woon na trop diggante service d'ordre bi ak ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ba lu bare yàqu fa laal OMVS bi nga xam ni Sénégal moomu ko donc mu doon loo xam ni li koy indi mooy affaire licence de pêche yi nga xam dañu koy wax ak amende boo xam ni doomu Sénégal ñuy dugg biir Mauritanie dugg fi ñu foorul duggee tooñ suñu leen jàppee ñu wax leen nanu fay ñoom duñuy lànk ni duñu fay loolu moo indi tey ji seen coow parce que nenu seen nguur daf leen sàggane yow président coopérative bu le mool nga en tant que pêcheur waxuma politicien mais en tant que pêcheur ban jàngat nga am ci loolu nga xam ni am na fan yi ñu jénn fële ci sunu dëkk naatongo yi nga xam ne mooy Sénégal. jërëjëf sëñ Babacar comme ñëw nga si wàllu napp gi li ma jëkkal souligner mooy wàllu essence nappkat yi mënatoon am essence bu ñu yóbbu géej ndax cëb-cëb man yi nangu nanu essence bi bay mool yi sax mënatuñ ko jot. mais lan moo waral loolu. essence mën na ñàkk à ce point ba mool yi duñ am essence. parce que bari na ñoo xam da nga koy jënd di ko yóbbu Mali dégg naa di ko jaay bëggoon nag maa ngi prêter attention état bi pour nu taxaw si mbir moomu parce que métti na trop mool da ngay gis ñoo xam daan am semaine pour na am essence au contraire sax am na ñoo xam dana koy jëndaat dina ko jaayaat double li nga xam ne moom la ko jënd si station yi loolu nag maa ngi ñaan état bi taxaw si parce que loolu day sooxee économie dëkk bi benn bi li si des mooy li nga ma laaj si wàllu accord li tax Sénégal am coono lool pour am licence si Mauritanie mooy nun yàlla daf nu dimbali nun waa Mauritanie nu yeewu avant suñu géej di yàqu malheureusement parce que sooy seet européens yi yàgg nañ fee ñëw di yàq géeju africains yi mais Mauritanie dafa am chance su am ay écosystème marin yoo nga xamante ni dañu nekk si biir géej yoo nga xamante ni bato man fa dem ba yàq ka loolu toujours mooy géeju Mauritanie jën ak parc bi nga xamante ni moom la am léegi nag loolu dem na ba nga xamante ni accord pêche yi nga xamante ni moo waral chinois yi amee ka Russie Union européenne Turquie yooyu dem na ba menacé jën wi ba nga xamante ni jën wi dafa sa këlam nekkatul si côté entre Nouadhibou bay PK 28 si boor tànk jën wi nekkatul côté boobu ma nga tànk boobu li tax mu taxaw fa mooy bateau pétrole yi nga xam ne drague pétrole yi ñoom ñu interdit bateau yi pour ñu ñëw fa di laaw loolu nag moo tax jën wa tag foofu jën wi tag foofu nag sénégalais yi ñoom ñooy profité maanaam pour jël jën woowu pour yóbbu ko Sénégal su fekkee jox nañ leen licence ba nga xam ne sax licence boobu su amee maanaam Sénégal yi sax noo si ëpp avantage que Mauritaniens yi parce que sooy seet tey jii Mauritaniens yi pour nu jàpp jën il te faut nu dem 150 kilomètres si bord sud pour jàpp jën parce que jën foofu la canalisé wu parce que foofu la noppaloo parce que bateau yëpp menacé na leen entre Nouadhibou bay li ma laa wax fekk kon ça veut dire que su ma comprendre su état bi jëlul ay matukaayam jën yooyu mën nañu daw ba waaw parce que li daal Sénégal moo noo dal noonu ngaa ba pare presque parce que jëf fu mu teel ni yàqu na waaye dafa am den jàngat bu mu si am parce que dama gis bi ñooñu manifesté wu président de la république yëkkati amendement bi nga xamante ni moom la tegoon seen kaw kon loolu am na jàngat yu rëy yu si war am parce que su fekkee président de la république dafa bëgg jàmm am si Sénégal ba tax mu nangul état mu Sénégal li nga xamante mooy amendement bi mu leen tegoon kon ça veut dire que moom. mi ngi leen di encourager pour ñu ñëw. waaw déedéet wax ma loolu sax. mais ça veut dire que moom am na xëy na réserve boo xam ne am na ko si population am mais lu mu xamul du ko du si mën taxaw xaw ma dégg nga fi ma waxee wala. dégg naa bu baax. lu mu xamul du si mën taxaw. kon nit ñi noo war a comme lu mel nii ubbi ko bay nit ñi man wax li nga xamante mooy problème bi. mu mën ko xam su ko xamee dana saafaraal parce que kuy saafaraal nit
que nekk bitim réew mën nga saafara sa doom mën saafara sa doom mais est-ce que yéen depuis moom bi mu ñëwee nekkee ci bopp réew mi ba léegi ci wàllu napp gi gis ngeen maanaam soppeeku boo xam ne am na ci non soppeeku amu si amu ci ni mu meloon la mel fu mu taxawoon la taxaw dafa yées parce que ba tey bis fu nekk guddi ak bëccëg noo ngeen napp te li gën a garaaw mooy ba tey li nuy napp si jën ñoom da nga koy jaay usines yi homme d'affaires noo koy jaay usines yi dañ koy transformé mais nag kooku coopération la accord la déedéet non bokk la coopération accord bi nga xam ne si accord bi noonu ak état bi la mais suñu jàppee jën ba pare jën wi population war na si mën bénéficier woo mais 100% jën yi ñuy jàpp usine lañ koy yóbbu nu transformé ka l'huile de poisson farine de poisson yóbbu ko à l'extérieur kon nun jéeju ma teen dañ ko jël jaay ko maanaam extérieur yeneen naantoogam noo see jariñu bay tax doomu dëkk bi si ma gisatuma lekk yaaboy te pourtant yaaboy ay centaine de tonnes da nga ko daan maye te pourtant ay centaine de tonnes mi ngay wàcc ba tey noo ko andi mais 100% si produit yooyu noo ngi dem si usines yi suñ demee si usines yi dañ koy transformé 100% produit yëpp day jàll dem bitim réew dëkk bi du si jariñoo dara pêche artisanale bi nga xam ne mooy dundal dëkk bi noonu lañu war encourager wàññi accord pêche yi parce que pétrole gaz bi maanaam seen kii géej gi parce que recherche yi ñoo def recherche day perturber jën wi day jaxasi jën day tax jën wi daw accord pêche yi ñëwati kon géej gi fi mu toll nii mool yi amatuñ fu ñu jëm fi mu toll nii dañu gën a jaxasoo dañu gën a jaaxle comme ça que am na ay recherche yu ñëw yu mel ne pétrole gaz war nañ ko mën remplacer ak li nga xam ne mooy accord pêche yi limiter accord pêche yi pour géej gi mën noyyi sax population mën fi jariñ pêche secteur artisanal bi man si jàpp jën am jën di si jariñ peuple bi parce que secteur artisanal muy développé dëkk parce que sooy seet bateau yi quelques personnes rek la noo am di jàpp ay centaines de tonnes mais suñ ñëwee aussi tamit suñ demee usine lañ koy yóbbu mais secteur artisanal mooy nekk benn gaal goo nga xamante ni dana employé 30 et quelques personnes mais su wàccee rek maanaam employé indirect yi ñi nga xam dañoo jënd jën yóbbu ko marché bi ñiy jël seen frigo ñiy dem à l'extérieur Mali ñeneen maanaam li moo développé si kii ni moo indi si ay xëy mooy bare moo tax loolu maanaam nguur gi dañ si war a taxaw jàppale leen encouragé leen mais wàññi accord pêche très bien dama bëgg a war andi benn kii mbirum licence comme ça que mool yi gën nañ sonn maanaam jën ni nga gën jàkk licence bi da nga koy gën yokk fi mu toll nii parce que licence soo demee si gaalu mbaal yi noo ngi fay 380 000 si licence si at mi gaalu ndaw yi noo ngi fay 55 000 te au lieu avant noo ngi doon fay 10 000 uguya kon yaakaar naa dañ leen war a mën subventionné sax bañ leen sax laaj licence mais dinañ yokk licence dafa xaw doy waar suñu Babacar moo tax may ñaan nguur gi mu gëstu mool yi te xam ne mool yi sonn nañu très bien surtout nag si wàllu essence bi très bien Mouhamadou Fall soo déggee li nga xam ne wax na que parce que suñu xoolee maanaam napp gi géej gi maanaam 21% dañuy wax ni ça fait 2 ans wala 1 an et demi 21% ci li nga xam ne moom mooy maanaam économie réew mi koom-koomu réew mi dafay jógee ci biir géej gi kon maanaam géeju réewu Mauritanie ñëpp duñu wax ni mooy géej bu ëpp jën ci àdduna bi sax suñu ko sañee wax ko alors tey jii dégg nga li nga xam ne wax na nappkat bi moo wax est-ce que tiitoo ci yow ak ban message ngay lancé tey jii nguur gi je crois que dëgg la pêche bi bokk na ci secteur yi ngay xam ni bokk nañ ci économie réew mi mais nu seq kaak suñu ay voisins gis naa information yi suivre naa ko un peu ci télé yi président bi def ci lu rafet man loolu dama ko rafetlu puisque Sénégal xam na tàkk il fallait que mu def geste boobu accepter leen li ñu ko laaj li te defe naa Mauritanie amu ci dara. mais est-ce que def ko aussi tamit que du lor aussi tamit que ay doomu réewam. bon xëy na man jàpp ma ni dañ leen lor xëy na dana ko analyser su fekkoon dana leen lor du ko def su fekkoon dana leen lor aussi il faut que ñu dawal tuuti yërmande ak solidarité. certes balaa nga laax jaay laax lekk la ñuy wax maanaam balaa ngay dem di dimbali ay pêcheurs u Sénégal dimbali d'abord ñi nekk fii mais est-ce que pêche bi quand même il faut le dire l'État donne des moyens aux pêcheurs mauritaniens. mais nag am na ay jafe-jafe monsieur Fall. am na ay jafe-jafe. loolu mën nañ ko wax bien sûr man li mu wax nii am na fu mu ko teg. te c'est cohérent. donc à un moment donné te lancé na appel boobu man dama koy dëggal pour état bi jéem jàppale pêcheurs yi problème yi effectivement pourquoi pas subventionner leen mën na nekk on a les moyens la zone la plus poissonneuse
moom te surtout jéem étranger yi ñu jéem leen a limité surtout ñu mel na que chinois yeeg ñooñu nga xam ni dégg naa Nouadhibou lu ne lañ fay def te seen i mbir sax ñu jéem ko seetaat ndax dégg naa jën lu leen neex lañ koy jàppee def ko sax ay farine nag yi kenn xamul te ñun voilà ñu jéem daal favoriser ñi nga xam ni ñooy moolu Mauritanie jox leen moyens yu doy jàppale leen ba seen napp man am ndax loolu mooy njariñu réew mi doyen koom-koomu réewu Mauritanie bu njëkk jën yu bëre da nga ko daan lekk defe naa ni gëj nga ko lekk voilà jafe-jafe ji nga xam ni moom en tant que tey jii pêcheur wax na ko bërki Dembo Ndiaye gis nga li nga xam ni actualité la ñëpp gis nañ ko muy li xew à Saint-Louis mu indi jàmmaarloo boo xam ne mënoon na indi musiba wala sax indi na musiba mais mënoon na jéggi dayoo ban jàngam nga ci am. waaw man maa ngi rafetlu kaddu yi yàlla teg fii parce que moom ci secteur bi la nekk donc am na ay jàngat yu wóor yu mu ci am et man jàngat naa ci lu bare parce que pêcheurs artisanaux yi ñoom na ñu gën faible moyen c'est pas comme les armateurs c'est pas ñii di def pêche industrielle ñii nu war a jàppale te moom fu muy waxee mooy ñoom seen liggéey bi léegi dafa commencé suuxee parce que carburant bu leen di tax nuy dem di liggéey carburant boobu gisatuñ ko boo gisee produit gisutoo ko c'est-à-dire prix am day monter en flèche loolu war nañ ko seetaan parce que ñii ñooy tax nit ñi nekk ci Nouakchott di dem géej di def approvisionnement mensuel nuy am jën te man ci ñooñu laa bokk man mois ba nekk maa ngi dem di wuti jën te temps yi duñu remarqué même yabooy sartine mënutuñ ko am alors que partout on nous dit que ci côtes les plus poissonneuses du monde nu nekk donc ça veut dire que c'est vrai am na benn politique de pêche bu baax bu fi nekk mais pour que politique bi gën a baax il faut que les acteurs ñi nekk ci filière bi nu leen di sóoraale ci lu ñuy def il faut que muy am ensuite information bu ñu joxe bii fii parce que man j'ai vu les images des saccages yi am Saint-Louis dama tiit Sénélec bu nu kii CGOVS bu nu kii man dama tiit bi mu ko gisee. mais man yooyu gëm naa ne doomu Mauritanie ndax. non moi je ne parle pas de ça. waxuma affaire nekkuma ci comparaison. man ni dama tiit bu demee di toll foofu ça veut dire que foofu am na ay jafe-jafe yu rëy yu seen pêcheur di daje. ça veut dire Mauritanie daf ci war am jàngat. pour mu mën dal mu bañ dal seen pêcheur ñoom tamit. moom am na idée yu mu fi lancé. pêcheurs yi migré yi. à cause de la pêche industrielle. ñuy dem di daw ba gën a jege Sénégal. te soo moytuwul dañ koy ñàkki ëllëg. bon moytuwul dañ koy ñàkk alors que man je me rappelle politique de pêche yàgg nañu ko def même au temps du gouvernement de Haïdara je me rappelle dans les années 80. il y avait ce qu'on appelle la politique de débarquement des ressources halieutiques boo pêché bu fekkee bateau étranger nga balaa ngay dem da ngay débarquer. ba nga xam ne depuis les années 80 maa ngi nekk à l'école normale. donc ñun yàgg nañu ci politique boobu war nu ko lâcher ce qui nous reste c'est d'associer nos propres acteurs mooy ñii. te aussi mu sóoraale askan wi nun bëgg nun devise dugg mais balaa devise dugg nun nunu dund. bëgg nañu lekk ci jën yi. bëgg nañu lekk ci jën yi. xucc ak ñoom. coof ak ñoom. man les années 80 les années 70. dama doon lekk coof ba Rosso. te nekku mu Nouakchott. léegi fii ci Nouakchott laa nekk mënutuma lekk coof c'est un problème. waaw Aboubacrine ban jàngam nga ci am. gis nga li président bi def ndax jàmm am Saint-Louis lu am importance la parce que comme ni que sama àndandoo yi wax ni lu doy waar am na fa ba jàpp nañu fanweeri nit ak benn te war nañ leen parce que ministre bi wax na démb Ndar boobu mu fi jógee wax bu metti parce que te wax nañu sax am na 12 mineurs maanaam ñoo xam ne amaguñu sax 17 ans 18 ans. oui parce que nee na ni wax dëgg yàlla ni sonn na ci affaire yi te nee na dootul ñëwati Mauritanie di négocier affaire yu mel nii parce que te nee na aussi li fa am li am Ndar li am Guet-Ndar am na ñu nekk ci gannaawam parce que nee na gouvernement Sénégal amul lu mu deful ndax nappkat yi def seen liggéey normal mais aussi Mauritanie mënul croiser les bras di perdre ay intérêt. tout à fait di bàyyi nit ñi ñu leen ñuy dugg nu mu leen neexee. waaw te léegi gars yi war nañu ànd ku nga xam ni balaa ngay réclamer sa
droit defal sa devoir parce que mënoo ñëw di napp ci ay zones yi nga xam ni c'est des zones interdites te suñ la jàppee nga dëgër lu bopp te suñ la amandé nga bañ a fay di jaarul yoon mais li président bi def ndax jàmm am fële lu ñu war a sant lu war a sant la très bien léegi nag du ñuy dugg ci beneen poñ bi ñuy dugg mooy doyen sa kër tas na de sa kër tas na AJDMR sa kër tas na defe naa ni ñuy topp actualité yëpp xam na ni AJDMR bu Ibrahima Mokhtar Sarr jiite di président bi nga nekkoon ku ko jóge gis nañu léegi fantu suro ngeen dem nga côté ba nga sax jël benn mouvement boo xam ne da nga ko taxawal ni def ko mouvement pour la reconstruction de l'AJDMR lan mooy seen jafe-jafe ba tey jii fu mu toll fi nii mënu leen ànd booloo nekk benn ba tey jii seen kër tas. Babacar jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm ci question bi lu tax nu am ay jafe-jafe ci sunu parti bu ñu tuddee AJDMR mooy du ñu am problème mu njiit am problème application démocratie interne am problème mu tuddee respect sunu règlement yu nga xam ne moo na tënk ñun ñëpp. mais c'est un règlement intérieur. sunu règlement intérieur. xam nga ak âge bi ma àndal maa ngi approché la soixantaine j'ai 57 ans alhamdoulilah maa ngi milité ci opposition depuis très longtemps pour un idéal de justice de démocratie d'égalité entre les citoyens loolu moo ma ci jàpp bi mu nekkee en fonction yore woon naa ay services di ko diriger maa ngi des ci opposition parce que li ma gëm li ci moom laa des mais dafa jékki-jékki li ma doon xeex mu duggaat ci sama biir parti maanaam ñàkkum justice ci traitement militant ak cadre parti ñàkkum orma loi ak règlement yi pourquoi parce que à un moment donné parti bi dund na xam nga les partis en Mauritanie sont financés par l'État am commencé nu am ay subventions parti bi commencé na taxaw alors nu gis alal boobu bu nga xam ni duñ ko war dugalaat ci parti bi pour son fonctionnement wala préparer ay échéances yu mel na élection alal boobu tasaaru te nun xamul fu mu dugg mu am beneen mbir bu ci rax mooy mu am système favoritisme damay defal kii parce que sama jabar la damay defal kii parce que sama xarit la damay defal kii parce que sama jarbaat la toute chose yu nga xamoon man dama taxaw pendant plusieurs décennies di ko xeex contre ce qu'on appelle en Mauritanie le système en place. et loolu kan moo koy doxal Ibrahima Mokhtar Sarr mooy dox non bu mu ko waxee rek c'est-à-dire teg naa sama baaraam ci le premier responsable du parti mooy Ibrahima Mokhtar Sarr donc loolu moo tax à un moment donné nu gis même nit yu nga xam ni ñoonu doon jox doole pour nu falu mu xeex leen man fi may wax ak yow mouvement bu ma formé bi maa ngi contrôler Riyad maa ngi contrôler Elmina maa ngi contrôler une grande partie de Sebkha. est-ce que mais contrôle nga wax ah. est-ce que du waxu média. mën ngeen ko jàngat après mën ngeen ko seetaat maa ngi contrôler Arafat sama mouvement maa ngi contrôler le Guidimaxa dans son ensemble maa ngi contrôler le Trarza surtout dans le département central par rapport aux militants de l'AJDMR. ça veut dire que affaire bi toll na fu nga xam ni nit yi mënutuñu noppi parce que il a fallu que mu am diir pour nu taxawal mouvement bi pourquoi parce que duñu bëggoon un règlement à l'amiable et à l'interne. et fu mu mujj loolu. def ngeen loolu mujjwul fenn. parce que jaay doole moom daf ko bañ. jaay doole nu nu woon. daf ko bañ. waaw bu nu wanee jaay doole nag nun nu woon ko aussi ci réew mi nu nu juddoo ci nu nu màggee xam nu nu suñu ak yëleef te xam nun ko nan nun ko war a régler. mais baa xam nga ni Ibrahima Mokhtar Sarr
du n'importe qui ci politique. yàgg nga ma ko wax. C'est un renard politicien. Moi, je vais te dire une chose. Tu sais, pour être un bon politicien, il faut avoir une assise et il faut respecter ses principes et respecter le règlement que toi-même tu as fait sans l'intervention de qui que ce soit. te loolu amatu fa dama bëgg nga dem nga janook moom di nga xam ni Ibrahima Sarr du tey bi du ma Ibrahima Sarr bu nga xamoon moom sur le plan conscience il sait qu'il se reproche quelque chose xam na fu may waxee Ibrahima Sarr tey bu ma dajee moom ci mbedd mënu ma xool les deux yeux dans les yeux. mais kon seen diggante kon mën nañu wax ni jeex na. moi je ne dis bon tu sais en politique on ne dit jamais en politique jamais kenn du ko wax ci politique mais fu nu toll à l'instant tey bu ñuy wax nun nu ngay jàmbaarloo ak moom te génn wu na AJDMR malgré tout ce qu'il a écrit à travers son illégitime bureau politique. mais yéen balayé nan leen ah. non on ne peut pas nous balayer comme ça pour nga xam nu nu bale nunu wala bale nun événement majeur bu mel na congrès wala lu mel nu noonu am bu amee bu boobaa di ngeen xam nu kan nu bale bu leen gaaw. tegal sa loxo foofu ma ñëw Mouhamadine jeune politicien nga. da ngay jàngat li nga xam ne wax na ko dégg nga li nga xam ne wax na ko ci AJDMR déjà tey jii Fantou Soro noonu ànd naag moom lu toll ci fukki at ak ñaar wala lu ko ëpp tey jii su ma la doon laaj ban jàngat nga ci am. bon man en fait si je comprends bien ñoom am nañu problème te ça arrive nag ci politique ay nit àndoon mais man ce que je leur dis c'est aussi la politique c'est en s'additionnant mais pas en se traquant. Se divisant. Non loolu je crois du politique donc nañu gën a toog waxtaan je crois suñu waxtaanee rek. daañu trouver solution jubóo dana am ñàkk waxtaan rek am réeroo amul. Yaly soo déggee li mu wax li tey jii dafa mel na dafa am fu mu laal foo xam ne tamit que loolu mooy problème aussi tamit que les dirigeants de l'opposition en Afrique. parce que suñu waxee tamit que des fois du ñuy jël di song toujours le pouvoir mais les opposants aussi tamit du ñuy am problème interne ça veut dire que démocratie bi ñuy laaj ñoom di ko laaj pouvoir bi ñoom day am au niveau ci seen biir. est-ce que partagé nga ak moom la même idée. waaw ni ma jàngal si waxam mooy du jagul sax dirigeant opposant mais dirigeant Afrique en manière générale. mais opposition bi parce que Afrique moom ñi diriger xam nañ leen. mais opposition bi des fois aussi du am problème boobu. Afrique sax da ngay gis ñu nekk opposant comme am na benn député bu ko wax premier ministre bi. ba mu nekkee en temps Wul Abdou Aziz nekk discriminé mu wëlbati ko aussi te bëgg jouer la même chose pour wax la ni la dirigeant africain su wàll boo xam mu am problème boobu fokk nu changer suñu comportement pour mën avancer fokk nu tas mbir yi yaatal mbir yi nangu aussi tamit am na sa âge fu ma toll am na ku la gën compétent nga jox ko dem courage boobu suñ ko amulee duñ dox te dina gën tardé. Aboubacrine. bien jafe-jafe bi am tey jii en tant que journaliste tey jii nan nga koy jàngate. gis nga Babacar man danaa la jox benn parenthèse bu ndaw man alhamdulilah maa ngi ci domaine de la presse depuis 92. j'ai commencé à écrire depuis 92. parce que je suis un élève à feu Habibou Mahfouz rahma. gis nga man ce que je reproche aux partis politiques mauritaniens et en principe les partis d'opposition c'est le manque d'alternance à la tête du parti. ku nekk day jël parti def ko gérer ko comme ni mu gérer sa famille et parfois même il n'arrive pas à gérer sa famille correctement à plus forte raison si vous gérez un parti politique sooy gérer parti da ngeen war a toog di sottante xalaat parti c'est comme lu ñuy wax moomee diriger nga parti bi 2 ans def ngeen seen congrès wala 3 ans wala 4 ans def ngeen seen congrès war ngeen changer il faut un sang nouveau ngeen toog di sottante xalaat lu parti am muy alal muy leneen muy ndimbal salaamaaleykum nun di am nañ lii lan muy seen xalaat te parti daf war a am une organisation une comptabilité fiable dërëm bu dugg nii fii la jóge dërëm bu génn dem na ci lii dem na ci lii dem na ci lii lii mooy wàññi ay parce que xaalis baaxul te soo jëlee encore loolu c'est pas seulement AJDMR mu am problème. te démocratie ci biir parti d'opposition. c'est ça moom dafay am yéen di ngeen di militer pour démocratie. ba pare yéen seen wàllu bopp mun leen kii. yéen am nañu ay problème gis nañ ko fi aussi tamit que à l'UFP il y a ce même problème. démb fa laa nekkoon.
dem la couvrir na conférence de presse Kadiata Malick Diallo problème bi lay wax direction parti bi am na lu mu wax Kadiata am na lu mu wax Kadiata ak ñu mu àndal bien sûr te aussi am na ay temps yu bëri soo gisee ñu bëri jóge seen parti d'opposition yi dem ci yeneen parti bi rek bañ alternance bañ toog waxtaan bañ démocratie yéen li ngeen wax nous un ministre pour la démocratie ñun ñoo ngi jooy ndax démocratie jooy pour te yéen mënu leen def démocratie seen biir voilà loolu dafay xaw day waar du ñuy ñëw ci benn poñ sax balaa may dellu siwaat ci le doyen ndaxte lii dafa nekk loo xam ni ça pose problème mooy tey ji suñuy wax démocratie ñu gis ni parti politique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ci élection yi nga xam ne jën nañ ci muy élection législative municipale yi parti yu bëri tas nañu yu bëri say nañu tey jii ñi fi desindi mënuñu gérer seen bopp doyen bi lu mu ko waxee léegi maanaam soo xoolee moom tey jii kuréel gi mu nekk mi ngi CVE mooy kuréel gi kan Hamidou Baba dirigé Ibrahima Mokhtar Sarr dafa lànk Samba Thiam dafa lànk maanaam soo xoolee leadership dafa am tey jii monsieur Fall ci problème mu tey jii maanaam sunu mbokk négro africain yi négro mauritanien yi duñu am problème leadership maanaam ku lu leen jiite est-ce que tey jii yow tamit tey jii amoo tey jii loolu leen di duut baaraam foofu. bon si problème am na fa te leadership du lu ngay xam ni lii dañu koy décréter ndax damay wax tuuti entre parenthèses si sama askan muy askan wolof ndax fan yi coow jóg na fi ba ma bind fa ñu bari neexul leen nag dama siy jéggul sax nag ndax sama ay kilifa ñoo fa nekk sama ay mag ak sama ay nijaay ak sama ay papa fa nekk te bind lu ngay xam ne lii dana leen naqadi du ma neex donc à un moment donné xëy na ñàkk compréhension am na fa te man wolof laa askan wolof laay ndamoo Tungeen laa juddoo fa laa màgge fa laa yaroo yar boobu ma amoon bi may nekk ndaw moom laa yor ba léegi donc ñàkk yar wala ñàkk wala yeneen mënuñu ma ko taxé donc expliqué nañ ma bind naa sax c'est important parfois ñuy poser débat waxtaan di sa am ndax ci biir li ma bind gis naa jeunes yu bari yu se reconnaître sama avis boobu donte ne xëy na mën naa ni réeroon naa ndax li ñu ma mujj expliqué xel mën na ko dégg ñu retrouver wu am ñi ngay xam ni ñi ñooy njiitu du doon benn nit te ab politique lay doon du doon bureau politique pour taxawu askan wi nekk interface entre askan wi ak gouvernement bi ndax kat suñu zone bële ay problème bare na fa te problème yooyu réglé wuñu leen boobu ba léegi donc indi doxalin bu bees am na si solo te moom la ñëpp di xaar gis nañu ko Mauritanie wolof mauritanien newul ci gouvernement bi te loolu lu ñu war dox la lu ñu war wax la ba mu am waxuñu ñuy jox kataaw woote wuñu communautarisme mais dafa am ay réclamation spécifique pour askan wi yi ngay xam ni dañ ci war taxaw. muy charte réew mi te réew mi oui dañ ci war a bokk nguur gi ñi nga xam ni ñi c'est au sommet de l'État quand même on doit retrouver toutes les sensibilités maanaam pas ethnique mais communauté bu ne war na fa mën am kàddu ndax kat sooy xool amuñu ministre amuñu directeur bu mat directeur je dirais loolu lu président bi war taxaw la rapidement régler pour mën a régler problème boobu problème mu leadership ci parti yi am na mais les vieux aussi doivent comprendre il y a pourtant sooy xool ci parti boo gis am na jeune bu fa nekk un bon leader am xam-xam bi man jiite parti bi mais lu kii wax wala xam na kii moo ko wax. mais mag ñi ñoo nanguwul dem retraite. bëgguñu dem ba pare ni ñu ko bëgg a gérer du noonu. démocratie foog mu am soo toogee ñaari mandat nga dem bàyyi ñeneen ñi doxal président Yaly émission bi jeex na ñu ngi may wax ni ma jeex na tàkk mais mënuma la bañ laaj lii balaa émission bi di jeex yow sa leader fu mu nekk Birame Daabé fu mu. waaw sama leader di maa ngi ko ñaanal suñu borom gën ko dëgëral parce que le 19 bii rek incha allah dina ko jox ñaari prix international yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñëpp war nañ ko féliciter surtout Mauritanie yëpp. di lancer appel aussi tamit si kàddoom yi mu wax te kàddu jiitu réew mi waxoon ko suñu récépissé dina ko jox noonu waa IRA noonu waa RAC. te nu war na ko jox parce que loolu aussi tamit dana taxa nu gën a mën a sentir nu si réew mi lu bokk parce que itamit pour démocratie bi leer
dañu jox suñu récépissé nañu jox suñu récépissé comme ni ñu jox ñëpp seen récépissé mérité nañ ko parce que sentir nañu wala accepté nañu nooy deuxième si élection présidentielle yi kon nañu jox suñu récépissé li nga xamante ni moom lañu volonté bi nu am pour yaatal si presse bi yaatal si état civil bi ni nga développé nañ ko développé vraiment si yeneen cas yi nañu am courage yu jox na suñu récépissé comme ni nga ko joxe ñëpp noo bokk si réew mi comme ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah doyen émission bi jeex na mënu def lu dul rek ñu def maanaam kenn ku nekk 30 secondes parce que ñoo ngi may def signe ci kaw que ni ma lépp jeex na. di leen gërëm di leen sant mais aussi di appuyer lu mu wax yi parce que fii dafa am ay organisation politique ak ay organisation de droits de l'homme yu fi def ay jéego yu mag ñooñu dul leen war reconnaître aussi bien le parti qui le réclame war na am récépissé am FPC mu ngi fi depuis 2009 mu ngi daw ginnaaw récépissé am jotu ko donc organisation yi nga xam ne ils ont pignon sur rue ils ont une assise politique et sociale duñ leen war jox seen récépissé ñuy doxal comme ni yeneen parti yëpp doxal loolu ci dëgëral démocratie lu bokk di la sant di lay gërëm ci émission bi Aboubacar bien Babacar maa ngi lay félicité bu baax di félicité aussi samay àndandoo yi di ñaanal réew mi jàmm ak développement ci secteur yëpp xaasatan muy secteur éducation santé ak économique merci. voilà. waaw di gërëm Babacar ci invitation bi di waxaat rek jàmm ci réew mi jàmm ci sama askan di leen jéggalu ñoom ñëpp ñi nga xam ne lii sama wax bi naqadi woon na leen nu toogaat waxtaan incha allah ñun ñëpp li nu sunu mbëbët lenn la mooy askan wi jëm kanam réew mi jëm kanam incha allah daan ci taxaw bu baax a baax. sëñ Yali waaw sëñ bi maa ngi laa sant vraiment di la gërëm bu baax si taxawaay bi di sant itam aussi tamit courage bi président am bay développé média bi di ñaan mu développé si yeneen yi aussi tamit bay moteur bu nekk sentir boppam parce que lii am na solo trop parce que lu bare dana feeñ si lu nëbbu rawatina nag moo li sonn nanu gars yi dañ leen gëstu très bien sonn noonu vraiment. très bien jërëjëf. voilà mbokku téléspectateur bu télévision El Mauritania télévision nationale di leen gërëm di leen sant di gërëm également Mint Wahbib Ahmed Khouna bi nga xam ne moo nekk script Salma Mint Souissa bi nga xam ne commutation la nekk Sarah Mint Kobnat bi nekk VTR Bilal Mbarek ak Sidi Mohamed bi nga xam ne ñoo nekk son waaye également di gërëm ñi nga xam ne ñoo cadré émission bi di Mohamed Lamine Ati Sidia Laqou Cheikh réalisateur bi nga xam ne tey moo réalisé émission bi tey di Ahmed Salem Oul Boubout di gërëm képp koo xam ne yaa ngi topp télévision nationale di leen jox daje incha allah ci yeneen émission ci télévision nationale di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ko sàkku si yéen fu ngi mënta luñ ko ñaanal yéen yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digganu ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh